ñaan yàlla li ñu fi dajale yàlla na ko yàlla antul lépp luñ fi waxtaanee yàlla na ànd ak dégg ak topp ci barke Yonent bi alayhi salaatu wassalaam. ñun ñëpp fi nekk pour jéem a xool nan la ñuy waxtaanee pour mbir mi nga xam ni ñun ñëpp la soxal. Insécurité moom ñëpp xam nañ ni nekk na loo xam ni mi ngi fii au niveau de Kër Massar te dafay dàllankoor yu bari yan stratégie lañ ci am li ko waral yan stratégie ak yan saafara ci loolu la ñuy waxtaanee am na fi aussi teewaayu ay satu nga xam ni moom mooy assistantu programme bi bon ak yeneen kuréel yu nga xam ni ñi ngi fii teew fii pour ñun ñëpp daal ñu àndan waxtaan voilà pour xool daal mbir mi nan lañ koy donc sans plus tarder ñi ngi jox le président Abdou Karim mu def ko bu ñu paree ñu jox kàddu gi monsieur le représentant du commandant monsieur Diouf mu wax ñu un peu sur la sécurité. leen massawu coono di leen gërëm ci teew bi ngeen teew ci woote bi ñu woote bi ak lan moo waral xëy na ñu bari dañ may gis ci feneen fànn ñu gis ma tey ñu woote lu mel nii li ko waral lenn dong la muy programme bi ñuy wax ni PG3C muy programme citoyen waa Forum Civil lëkkaloo seeg waa association des maires du Sénégal ànd seeg Union européenne def lu ñuy wax certification citoyenne pour une bonne gouvernance locale dem jël 50 communes ci 50 communes yi xam naa ne le représentant du forum dina ci wax waaye li ma jàpp mooy Kër Massar bokk ci 50 communes yooyu ba ñu ñëwee fii il fallait ñu tànn benn groupe walla benn équipe boo xamee ni dañuy composé de 15 personnes 15 personnes yooyu fu nekk la ñuy jógee ñii seen bërëbu fajukaay seen bërëbu liggéeyukaay moo tax ñu nekk ci ñii fa ñuy yëngatoo muy jeunesse moo tax ñu nekk ci ñii dañuy jàngale ñii dañoo nekk ci service déconcentré yi moo tax ñu boole leen ci looloo waral xëy na man ma bokk ci yàlla def nag ñuy def ma président bi ñu koy jëmbal pour mbir mi mën a yegg fii mu yegg ci ndaxte bu ñuy fàttali war na mat léegi mu mat 2 ans ndaxte at bi moom mat na ñoo ngi teg ci yeneen weer ñoo ngi koy def di ko def lii nag mu bokkoon ci plan d'action bi ñi ne dañuy ñëw ci commune bi bu ñu ñëwee ci commune bi dañ koy certifier moo xam day am label or mooy wane ni li muy liggéeyee lu mucc ayib la walla mu am label argent mu ne li muy liggéeyee mucc na ayib waaye dafa war a yokk loxoom waaye mu am label bronze maanaam tamit li ngay liggéey baax na waaye war nga gën a yokkaat sa loxo walla sax doo am label ñett yooyu sax da ngay am lu ñuy wax diplôme de participation walla reconnaissance maanaam wane ni boole nga bokk nga ci liggéey bi. yàlla def nag ba ñu fiy njëkkee ñëw ñu def audit blanc ba ñu defee audit blanc bi ñu am pourcentage boo xamee ni bokkuñu bu ñu doon joxee label Kër Massar du am label bi. léegi nag ba ñu jógee foofu dafa am ay plan d'action bu ñuy déroulé ñu fekk fi lii bëgg ko changer ba ñu ko commencé lépp loo xam ne gis nañ ne waruñu koo def ci commune bi ñuy wax ñun naka lañ koy defee ñi ci def ay formation formé ñun ñi nga xam ne ñooy bokk ci CLC waaye formé tamit agent yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci commune ci mairie bi. ba ñu jëlee defee loolu yëpp après ñu ñëwaat xaymawaat ba ñu xaymawaatee ñu def audit réel ba ñu defee audit réel nag yàlla def nag commune bi jóge ci fa mu jóge woon dem yegg ci label argent. label argent boobu nag moom la defe naa commune Kër Massar am ñuy ñaan ngeen tàccu leen vraiment effort bi ñu def ba jóge fii foo xam ne dara nekku fa dem ba label argent. donc ci tënk loolu laa amoon xëy na lu ma leen di wax ci côté organisation bi lu waral ñu yegg ci fii. léegi nag comme que activité citoyenne la ñu ne
yéen nag da ngeen war a def benn mbir boo xam ne dafay action citoyenne lay doon ñu ne def leen il faut ngeen def forum. léegi nag ñu tànn forum mun na ñoo defoon am na ñu def randonnée am na ñoo xam ne ni def nañ leneen lu ay panel wala lu mënti doon waaye ñun ñoo tànn def forum. forum boobu ñun ñoo tànn ndax période ba ñuy tànn forum bi mënoon nañoo tànn lu nekk waaye dañoo tombé woon Kër Massar bëri ay agression Kër Massar mu mel ni Kër Massar day soog a am ci Sénégal lu ñuy dégg ci Kër Massar dañuy dégg diw rey nañ ko wala diw agressé nañ ko wala diw kii ko ñu ne thème bi gën a soxal nit ñi ñu yaakaar ne bii moo soxal nit ñi nañ leen tànn muy l'insécurité bi nga xamee ne moo ñuy nekk biir Kër Massar ndaxte ku ko dundul moom rek gis na ku ko jege ku ko dund. waaw loolu moo waral ñu tànn thème boobu moo waral tamit woote bi gudd na mais ñoo ngi ciy jéggalu loolu laa amoon peut-être lu ma am pour leeral ko di leen jaajëfal vraiment seen présence am na njëriñ jërë ngeen jëf. damaa ñëw ci turu commandant brigade bi parce que suñu liggéey bi brigade moo bëri trop ba tax na tey moom bu sañoon dafay teew waxtaan ak yéen mais tey peut-être liggéey bi moo tax moom mënu fee teew donc moom tamit jox na ma nuyoom pour ma nuyul ko délégué quartier yi ak ñi organiser panel bi yëpp waaw. bon sécurité ci Kër Massar il faut que mu jaar benn déviation boo xam ne peut-être ci forêt bi la nekk wala ba ndogal dal ko fa te loolu yëpp gendarmerie tam mu ngi ciy jël ay matuwaay yi mooy di def ay patrouille ci côté forêt bi di inciter nit ñi tamit peut-être pour lu embouteillage am ñu jël national bi bañ a jaar ci forêt bi ak yeneen yoo xam ne peut-être xam naa ne bu ñu demee ba si kanam après dinañ ci gën a mën a waxtaanaat. li ñuy dimbali tamit ci sécurité bi man je me dis que état bi ci la maire bi ci la chef de délégué quartier yi ci lañ ku nekk da nga ciy dugal sa loxo pour je pense que du ma ne sécurité mën a am à 100%, mais daal je pense que ni lu ñu bëgg ci kàttanu yàlla bu ñu jokkalantee loxo gendarmerie population bi je pense que li ñu bëgg Kër Massar dinañ ko am dinañ mën a am au moins bon bu ñëpp seen xel dalul tamit képp ku nekk fi nga toog sa kër nga sentir ne man kat gis naa ne gendarmerie mi ngi liggéey wala mi ngi def waree fa donc man lu may wax mooy loolu mooy que ne population bi yëpp ñu jàppale gendarmerie waaw gendarmerie moom je pense que bu ko population bi jàppale ñu liggéey ñun ak yéen je pense que lu bëri dina dañ Kër Massar parce que am na si yoo xamante ne yu si bëri ci kër yi lay xewee wala ñi koy def ci ay kër la ñuy jóge ku gis kuy def katu ñaawteef boo xamante ne mi ngi sama kër wala mi ngi fii mais kenn terewu la pour nga dénoncer ko nga ñëw gendarmerie nga dénoncer ko bu boobaa gendarmerie dina def liggéeyam def li nga xamante ne moo ci war. donc daal man li may wax mooy maa ngi ñaan ñëpp ñi nga xamante ne ñoo fi teew suñ jógee ci situation bi bon ñu jëlee ci xam-xam ñu jëlee ci tamit loo xamante ne ñi fi nga xamante ne teewuñu fi boo demee di nga mën a waxtaan ak ñoom comme ça nga ne leen kat suba wala ginnaaw suba dinañ aborder ay solutions yoo xam ne peut-être dinañ mën a taxaw si tànku jàppale gendarmerie tamit jàppale ñu pour Kër Massar mën a am sécurité. quartier yi ñi nga xam ne mooy suba kii bu gën a suufee administration bi di ak mama yi tamit ñu ngi leen di nuyu président CLC bi donc monsieur Abdou Karim Diop di nuyu tamit membres yi yëpp CLC ñi fi teew ñëpp di nuyu également yenn organisation yoo xam ne teew nañu fi di nuyu également donc représentant commandant bi ak la mairie également di fàttali li kii waxoon Abdou Karim concernant jotaay bi dañ ko placé ci cadre programme yu naan PG3C programme de génération donc au niveau donc ici des communes mais li ko jiitu amoon na ni ko Abdou Karim waxee amoon na activités yu bëri ñu defar bi njeexal gi la def nañ pendant 2 ans programme baa ngi mi ngi am boobu fekk Aïssatou bi teew fii ñoom ñoo nekkoon ci programme ñun après lañ dugg ci programme comme point focal pour un peu aider à ce que programme egg à terme. activités yi ñu def nag bëri na def nañ ay activités de formation concernant donc le foncier la décentralisation les finances
donc ak yeneen modules yi nga xam ne tenir nañ ko fii ba Mbour sax tenir nañ ko pour aider donc les élus et également les associations donc de base pour ñu outiller leen ñu am taxawaay bu ñu mën a taxaw bu baax ci mairie bi. parce que idée programme de certification bi c'est tout simplement pour que mairie yi am taxawaay boo xam ne population dinañ ci mën a bénéficier wu. loolu la woon population mun a jege mairie bi mun a am matuwaay ak taxawaay boo xam ne ci wàllu kattan surtout ci formation ba mun a taxawu soxla communauté bi. moo tax it ba muy jeex dañoo ak programme bi xalaat ne war nañ am thème boo xam ne non seulement dañ koy discuter ci rajo bi d'ailleurs loolu moo tax teewaayu rajo yi nekk fii ak médias yi pour permettre à ce que yenn thèmes yi bu ñu ko mënulee def sous forme de forum ñu def ko sous forme de waxtaan boo xam ne population dinañ mën a participer ak woote. bi ci jeexal bi mooy ñoom benn forum boo xam ne maire bi ci boppam war na mën a taxaw jàkkaarloo ak population ñu jéem a càmbar xool dëkk bi naka la demee jël nag benn thème mën nañ jël benn wala ñaar wala ñetti thème waxtaane ko mais ñoom problème de sécurité lañ jël. bon xëy na le fait que maire bi nekku fi am na représentant mais li ñu bëggoon mooy lu mel ni sécurité fépp la am problème mais lu mel ni sécurité ak Kër Massar nu mu toll 130 quartiers yaakaar naa ne waroon na intéressé nit ñi bépp mais yàlla xam na ni Abdou Karim di président bi sonn na ci trop ci wàllu organisation bi def na ci réunion pour fexe ba nit ñi ñëw xëy na peut-être du ma ko ñaawlu mais man li ma gënalul mais ak fi nga xam ne def nañ ko fu bëri Grand Dakar bu yàggul parce que Aïssatou bi presque yi ñu mës a def yi ci commune yëpp maire bi day ñëw toog jàkkaarloog population parce que loolu lu am solo la maire ku ñu dénk dara ngay maire wala ngay président loo munti nekk dañ la dénk yow mbindaan nga dañu lay fay nit ñi ñoo lay fay muy président de la république ak muy ministre ak ñëpp ci soxla askan la ñu war a dem ba moo tax bu ñu la joxee ndombal tànk dañoo ñaan rek même bu nekkee benn yoon ci at bi nga jàkkaarloo ak sa population pour nga jëm a waxtaan ñu xool lan moo sooxe ci dëkk bi ñu koy def loolu moo taxoon ñun ñu yaakaaroon ne mais ki fi nekk Thiam moom mu activité yi ñu def yëpp ñëw na mais équipe municipale bi ak maire bi yëg-yëg rek la yëg-yëg la rek ne maire dara am na ñëw sendu fi ñu ko def Grand Dakar fi ñu ko def maire bi ci boppam moom mooy ñëw toog ñëw waxtaan ak population jox ay questions nit ñi échanger ñëpp dem su ko defee dina am au moins benn confiance boo xam ne li ñu fiy waxtaanee maire ci boppam ñi fi teew ñëpp maire dinañ ko bind def ko ci këyit mu nekk ay recommandations yoo xam ne bu jógee fii ak autorité sur place mooy commandant bi ak nitam yëpp dinañ ko mën a wéyal fexe ba liñ fi décidé yëpp nit ñi dox ko waaye xëy na dañoo jàpp moo tax ñuul mais tamit baax na bu baax ñuy wax ku ci nekk la sa rôle ci biir communauté bi.